Serigne Djibril Niang day spécialiste la en faiblesse sexuelle góor ñi nga xam ne maanaam dañoo tële boo jëfandikoo ay garabam day amul benn effet secondaire du la gaañ ci dara dooley góor mooy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wér soo ko xasee ba jël dootoo soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nag mooy boo bëggee tàng maanaam yëg sa bopp te benn jafe-jafe ci wàllu wéeru yaram nag du la dugg yow ku góor ki saa yi boo ko bëggee mën nga koo def te doo ci am kon benn ngaañ-ngaañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi kattanug sidit ak góor daal di taxaw góor mooy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wér gaynde gi nag mooy boo bëggee tàng maanaam yëg sa bopp ba tey ku mënul am doom Serigne Djibril Niang mi lée mën na ci dara ci kattanu yàlla subhaanahu wa taala ba tax na képp koo xam ne nag bëgg nga cee am leneen lu leer wooteel ci 77 677 77 08 Serigne Djibril Niang ku jëm ca yàlla buur yow nga def de àndandoo doo dox di si booru doo jaay sa ngor de wóor daa internetu RDI rajo Dakar international nee naa leen mbégte ak contentement rek lay am saa su ne di jàkkaarloo ak yéen tey nag yéen ak seen biir émission Bonjour Dakar Bonjour Dakar comme ni ngeen ko xamee dafa di émission bi nga xamante ne day topp actualité lu dëkk bi laajte dañ koy daal di jëli ñëw waxtaane ko fii donc nag tey dañ leen indil thème d'actualité luy thème bi du dara du relation bu police sénégalaise bi am ak population bi ñu gis ni nag lii di population bi dañu jàpp policiers yi comme ennemi loolu nag dañu yaakaar ni dañ ko war a waxtaanee xam fu problème bi jógee donc nag sama wax du ci bëri damay daal di daagu nag dugg laajte kenn ku ci nekk sa xalaat ñu daal di xool nu ñuy utee solution sama caméraman topp ma. ñu nuyu nañ la. waaw feeñ na soxna si. tur bi naka la. man Moussa Diouf. ñu bàyyi la nga ñëw suñu mbokk internet RDI rajo Dakar international. waaw maa ngi nuyu mbokku internet yi yëpp rajo Dakar yi yëpp bàyyiwuma kenn su ma limee damay juum. voilà tey dañu ñëwoon fi bëggoon waxtaan ak yéen ñu gis ni police sénégalaise bi ak population bi seen diggante dafa xaw a ñagas lii di population bi jàpp nañ ni policiers yi naroon yor suñu sécurité seen ennemi lañ yow loolu ban jàngat nga ci am. maanaam population yi dafa am fu ñu xaw a réer tuuti. police bi tamitam dafa am li ne seen biir. te population yi ñoo ko xam waaw waa gendarmerie ak woo yëpp duñ ko mën a xam ba justice bi sax du ko mën a xam maanaam population bi moom jàpp na ne police bi yenn saa yi li ñu naan police mafia dafa raaxu seen biir par exemple ramasse bi da ngay xool ñu ne à partir de 0 heure am nañu droit ramasse ko amul carte d'identité yaa ngi kereng lekk sa xaalis xam nga loolu neexul ci xol après yow boo ñëwee wax ko sa beneen copain encore kooku day merméral la te dañ koy def kii def ko kale yasaay ka tajeeg ay buum itam ñu ne sa pièce nga gën a pièce boobu ñu nangu la ne carrément yow am nga respect bi yaa ngi sa pièce. mais parfois ñu arrêté ay nit yoo xamante ne seen pièce du complet. waaw yenn saa ñu arrêté yow ñoo xam ne ñoom du ñoom ay pièces yenn saa ñu arrêté ñoo xam ne dañoo am ay pièces ñu ne am ngeen pièce mais heure bi ngeen dox du yoon te yow su boobaa yow yaa ngi dox ci ay soxla ci yoo xam ne farata la da nga koo war a dox. nga gis ni loolu du yoon. ma gis ne du yoon quoi war nañu dool compréhension boo xam ne ñoom war nañoo am sax mémorise boo xam ne ñoom bu ñu gisee nit ki dañoo war xam ne kii ci fulla lay doxul la doxul ci fulla n'est-ce pas loolu police war naa am mën a am mémorise boobu noonu waaw. ñu gis sama tamit am benn polémique bi fi am. muy benn moodu boo xam ne dafa ñëwoon fii Sénégal pour dem ci màggal gi. waaw mu daal di jotanteeg policiers yi bañ ko daal di mettre en garde à vue ba mu ci ñàkk bakkanam loolu yi daal di jur coow lu bëri ñenn yi ne policiers yi ñoo ko torturé ba mu génn àdduna ñenn yi ne waaw heure am moo jot yow loolu ban jàngat nga ci am ak loolu noo ko gisee. xëy na nuñ koy wax de saa yu xatil mawtil bakkan bi ñoom dund dina ñam dee te nee ne yàlla moom moo la bind sa jour juddu bind sa jour dee mais nee ne ndogal boo gis fekk fay tànkay borom wala loxoy borom xëy na police yi am na ñu mënoon comme dawale comparaison boo même ñàkk bakkan bu ci amee sax duñ leen joxoñ baaraamu tuumaal mais tamitam war nañoo mën a comprendre ne xëy na yàlla bind juddu bind dee xëy na yàllaa ci an moo waral mu dee comme xes naa dee moom nañ def ñaan rek yàlla oyofal suuf ci kawam te ñuy ñaaxaat gendarmerie yi itam police yi ñu leen di ñaaxaat ne ñoom nañu dool compréhension entre ñoom ak population yi ndax ñoom ñooy suñu kaaraange ñun nangu nañu te ñoo leen adopté ñu ak suñu kaaraange kon tamit itam ñoom nañu mot kaaraange daal waaw moo gën ñu naan dañuy torturer wala waaw mal fait yooyu yëpp war naa mën a nekk entre police ak population ndax police yi suñuy grand frère lañu wala suñuy frère wala suñuy fils sax waaw mais nag kon ñu ñëpp ñoo bokk ndey ak papa quoi nay rafet pour man waaw maay ñaxtu loolu mu metti ma lool ki jóge extérieur ñëw fi war a dem magal siyaara ji borom Touba népp nu mu mënti demee itam nga daal comparaison xam ne kii moom day siyaara ji bésu magal la nañ bàyyi lépp mu dox. ban cri du cœur nga. ban. cri du cœur nga. tour du corps français boobu mu ngi may bëgg a réer de. voilà. ngay lancer. man maanaam xam naa la moo ma metti
man de dara méttiwuma ci Sénégal lu dul coow lu bëri xuloo yi entre waaw tarixa yi ñu ngi xuloo loolu métti na ma lool. waaw loolu après dinañ ci ñëwaat. waaw encore entre population bi métti na ma lool. ñun ak kaaraange bi métti na ma lool man li ma métti dafa bëri de. dafa bëri. barke Rasulaay. waaw am na solo merci beaucoup. ok ñoo fa. ba tey nag yéen a ngi seen biir émission bonjour Dakar ma taxaw ak nag sama benn frère fii ci marché HLM dama koy bàyyi mu nuyoo sëñ bi noo def. waaw salaamaaleykum maa ngi fi soxna si. tur bi naka la. bon maa ngi tudd Mambala Seck. Mambala Seck ma bàyyi la nga nuyu suñu mbokku internetu RDI. ok maa ngi nuyu ñi may seetaan ak ñi may déglu maa ngi leen di nuyu yéen ñëpp di leen siyaare. tey nag ñëwoon fii ci marché bi. bëgg waxtaan ak yéen. voilà noo gisee relation police ak population sénégalaise bi. waaw police ak situation ak population sénégalaise entre droit la ak indroit entre civil ak homme de tenue waaw loolu mooy seen différence waaw kee xam na droit homme de tenue la kee civil la xëy na xam na droit xëy na xamul droit. ñu seen diggante dafa mel ni dañuy jàppante ennemi takk der yi naroon assurer suñu kaaraange population bi dañ leen jàpp ennemi ndax yenn yu ñuy def yow loolu ban jàngat nga ci am. bon jàpp ennemi bi nag xëy na situation oblige parce que xëy na réew mi tolloon na foo xamante ni xëy na situation yi ñu ngi décanté wu benn feebar ñëw na ci Sénégal de partout dans le monde la xëy na am na ñoo xam ne jàpp nañ ni que feebar boobu am na ñu gëm ko am na ñoo xam ne xëy na gëmuñu ko ñu toog yu bëri ñu confiné wu am na ñoo xam ne am ñu compréhension jàpp nañ ni état moo ko def état bu jaaxlee kan lay woo la police bi mu ñëwee xëy na nit ñi fippu nañ mais am na ñoo xam ne xam nañ seen droit fañ toog jógewuñ fa parce que xam nañ ni jamono noonu lay doxee mais y a des gens yoo xam ne sont pas compris ñoom il fallait que ñu xeex avec des policiers te xëy na homme de tenue kenn du xeex ak moom. nga yaakaar ni kon population bi ñoom ñooy dal ci kaw homme de tenue. waaw parce que am na ci ñoo xamante ba léegi ñu ngi ci kaso bi ci loolu lañ nekkee ci kaso bi ba léegi nii parce que xamuñu seen droit mais y a des gens yoo xam ne xëy na toog nañ fañ toogoon parce que xam nañ seen droit ndax policier kenn du xuloo ak moom kenn du xeex ak moom ndax tenue bi waaw. ñu gis ni tamit bu ñu demee ci wàllum tali bi policiers yi population bi ñu ngi jooy ndax ñu ne sonal nañ leen parfois dañ leen di laaj ay pièces bu ñu génnee seen pièce complet du tee ñu jàpp leen yóbbu leen yow loolu noo ko gisee. non sama xel mu rafet nag souvent xam nga fii Sénégal la pays de dialogue la donc souvent da ngay gis koo xamante ni benn policier bu la laajee sa pièce yëpp nga jox la nga mu laaj la benn pièce boo xam ne amoo ko mu leer ne bu la yóbboo fële attestation da ngay fay 20 000 wala 15 000 moom tamit day bañ a perte 10 perte la 7 mais loolu moo tardé Sénégalais je t'en profite pour les policiers ñu respecter seen droit di laaj nit ñi seen i kayit bu leen joxee seen kayit normal ñu jël ko parce que souvent tamit dañuy yàq seen der ay 1000 francs 2000 ay 3000 francs ce n'est rien nañ liggéey pour Sénégal jëm ca kanam. kon nga yaakaar ni loolu am na ndax ñu ne dañuy nangu weccetu bu gars yi. waaw am na parce que man damay yor moto de temps en temps souvent damay yor ay kii nii mais damay gis copain boo xam ni damay ànd ak moom mu yor oto mais gars yi dañ koy laaj muunin loolu am na. est-ce que mos am problème ak ñoom. bon man nag mosuma am ak problème police mais gendarmerie am na ak moom problème. problème la. bon là où j'habite à Gossas c'est une petite détail rek mais après alhamdulilah génn naa ci parce que tamit am naa ñu nekk sama ginnaaw ñoo xam ni xaw ma droit man xale laa mais après ñoom taxaw nañ sama ginnaaw soutenir ma nice ma génnaat ci jàmm waaw ok. donc du am tamit benn xew-xew bu fi jot a am tout récemment yàggul dara benn moodu mu tudd Cheikh Niass moom nag ginnaaw bu ko policiers yi jàppee bañ ko daal di yóbbu daal di ko placer sous mandat de dépôt mu daal di ci jaar ñàkk ci bakkanam ñenn ñu ne policiers yi ñoo ko torturé ñenn yi nag ñu ne ba sama jot. mais attends loolu policiers yi la ou bien les agents de kii pénitentiaire ou bien moom dafa am violon mooy ca police ba bu ñu la jàppee dañ lay dugal violon mooy. mais moom dañ ko laaj ci ay papiers. ah dañ ko laaj ma ni maam fan la ñàkkee bakkanam ca police ba ou bien ca prison ba. ca police ba. ca police ba ah waaw man de policier bu ma dóor bon bu ma wax ak yow saa yu mbokk dina wax ak yow man moom policier du ma dóor musuma am problème ba policier dóor ma dem naa ba prison policier musuma dóor garde musuma dóor waaw. yow loolu amoo benn kàddu boo ciy sànni. ah waaw xam nga nag fii moom Sénégal la da ngay am doole am ay mbokk ñu mën laa dimbale amoo doole amoo ay mbokk ñu def la comme mbaam waaw loolu mooy Sénégal te loolu mooy fii quoi loolu la ñuy dund. sa dernier mot lu muy doon. bon di sant rek bi ngeen ma interviewé parce que marché bi yaatu na xam naa am na ñeneen ñoo jël ak ñeneen ñoo jël mais man maa ngi ci sant bi ngeen ñëwee sama place ak sama dàll yi may jaay ak xeet yi may jaay. looy ñaaxaat
policiers yi ak population ñu gën a mànkoo gën a déggoo ndax ñoom ñoo yor suñu sécurité. waaw policiers yi nag mënuñoo dem baleen ñoom mënuñoo dem bañu parce que ñoom ñoo yor suñu kaaraange mais je t'en profite rek pour lancer des messages parce que ku ci nekk ñun les Sénégalais ba amul lijaayu policier am nga tonton policier wala copain policier wala papa policier mais les policiers bon du ñëpp nag man j'en ai sûr et certain du policier yëpp ñooy def loolu parce que ci biir police am na ñoo xam dañoo xam seen droit mais xëy na am na ñoo xam ne nag xëy na alalu àdduna moo xaw a doy waar quoi am nañu ci gore am nañu ci gore wut waaw ba tax na nañ jëm a góorgóorlu ñu teg réew mi ci axe ñu teg ko ci droit ñu nekk ci pays sans droit waaw loolu laa bëgg ñu teg ko ci droit Sénégal jëm ci kanam loolu la ñu pays européens yi rawee muy droit waaw nañ teg ko ci droit allez jaajëf. sëñ bi nuyu nañ la. waaw siyaar naa la yow. waaw tur bi naka la. man Baye Fall. Baye Fall bëgg sëñ Touba rek. macha allah Baye Fall bëgg sëñ Touba. waaw mbaa yaa ngi am jàmm. am jàmm bu wér. xool caméra bi. ah. Baye Fall noo gisee xiroo beeg ngaayoo bi entre police sénégalaise bi ak population bi. bon man xam nga ñun ay Baye Fall lan ñun ay Baye Fall lan chaque jour ci yoonu sëñ Touba lañ tere mais xiroo beeg ngaayoo bi man ni ma ko gisee Sénégal mooy du fi jeex du police moo koy jeexal quoi parce que. police dafa gëm maanaam xaalis ba mu ëpp quoi léegi maanaam ku ma am nday ak ku ma amul nday moo fi ne bañ nga ko booy wax xale bu jigéen sax ba amee folu policier da lay wax carrément ni man policier laa man mii di wax ak yow téer laa bon jigéen day ñëw tooñ ma sax yóbbu ma police ma obligé fay ko ngir lan man jigéen embauché na ma fii. kon da nga mës a am ak problème ak police bu Sénégal ñu xañ ma dëgg am laa liggéey ba weer dee mu war ma fay ma bëgg a bàyyi fekk boobu dama yor tànk ci diggante bi dafa accident ma ñëw bëgg a bàyyi mun ma boo àggalewul weer bi du ma la fay ni ma fii boobu police asalem bi fii la nekk barki sëñ Bamba bi ma ñëwee man maa am dëgg ndaw si dafa ma war a jox sama 40 000 ci fan yi ma liggéey mu mat 40 000 mu ngi ma doon fay 60 000 mais police yi ci boppam bi ma dindee ba xam ne man li ma visé wu nii dama ci visé wu je suis révolutionnel parce que ci dëgg laa ne dañ ma xañ dëgg ba weñaat sama loxo dugal ma ci giri bi ci ñoom xam nañ ni gel bi moo ma tooñ beneen bi liberté 6 la. nga yaakaar dañ la xañ sa dëgg li tax ñu xañ la dëgg boobu noonu. tax ñu xañ ma dëgg gi man leer na ma ni xaalis la parce que ndaw soos noonu lay doxee waaw noonu lay doxee xaalis la maanaam. ku la ëpp doole daal da la koy wan ci réew mi. doole fii da la koy wan maanaam loolu police yi liy seen problème mooy li ñuy def ñoom ci suuf commissaire bi da koy yëg da ngay gis benn kuñ fa jël gardien wala bale sax muy jéem a am mboxum mu muy dugal ci biir police bi looloo tax waaw man benn commissaire laa ma sax xam boo xamante nii da daan contrôler postom muy Anas Diouf Bel-Air nekk dem naa fa gis mu def apte bu nice du bëgg kun dóor mais à part ça li may gis fii ci dëkk bi ay correction yu ñaaw laay ci ñu koy def ay civil la ñuy doon complot ak benn gaayan bu nekk fële koo xam ne aspiro la fa yor wala lenn la sax fóoru waaw bu ñëwee ñu dem xam nga am na ñoo xam ne dañoo ragal policier boo xasee dugal ci giri bi rek daanaka dañuy daal di dellu ginnaaw pour ñu dem 100 mètres la ñuy calculer. est-ce que tamit nga yaakaar ni population bi est-ce que ñoom xam nañ seen droit. parce que population bi am na ci ñoo xam ne xamuñu seen droit am na ci ñoo xam ne dañoo xamadi dof réew loolu daf ci bëri Sénégal daf ci bëri ñoo xam ne dañoo xam naa samay droit ba pare li ñuy def xamuñu ko daal dafa bëri dof Sénégal dafa bëri dof waaw dafa bëri dof. léegi lan ngay ñaaxaat policiers yi. ak population mooy maanaam. ñoom ñoo yor suñu kaaraange. waaw policiers yi man li ma leen di ñaaxaat ñu jéem a delluwaat ca yàlla ndax mbir mënoo ko siise ci delluwoo ca yàlla dëgg waaw mbir mënoo ko siise ci delluwoo ca yàlla dañ delluwaat ci suñu borom xam ni fii maanaam ndomba boo fi yor suñu borom moo la ko jox ci buñ delluwaatee suñu borom seen ndomba yi police ñoom mais léegi policiers yi ñun amu ci kenn ku leen ragal c'est parce que ni ñuy doxale la loolu moo tax waaw dañ delluwaat seen place bu ñu delluwaatee seen place rek am respect bi leen nit ñi joxoon quoi. ñoom jeunesse bi nag loolu di gën a. ma leen di dolli mooy comme Alaaji Malick da nga war a sukk liggéey ak jàng ak jéem a xam li ci des yàllaa ko yor waaw jeunesse bi ñi ci baa doole bëri na ñi ci réew bëri na waaw xam nga baa doole ak réew neexut a dëkkal Sénégal nag genn wàll gi loolu moo fi am waaw koo gis ma ngay jéem a am lu muy ñoddi ci la muy ñoddi xamu ko waaw bëri na ñu fiy ñoddi nii ba ci waxkat yi di wax di dal mag sal yi ñuy wax xamuñu ko nit boo doomu aadama li ngay wax da nga ko war a xam comme man téer bi ma nekk nii bu ma ci nekkee dama war a xam lépp xam liy jub xam liy dëng. ñu respecté policiers yi policiers tamit respecté. bien sûr loolu mooy tax réew mi jëm kanam Sénégal jëm kanam xol yi ñu wàccee ko xol yi ñu wàccee ko ba jigéen bon fii boo nee 100 mètres problème yu bëree nga fa ay jigéen ñoo leen fa dugal defuñu waxuñu. incha allah lan wàññi loolu dinañ ci yaatal jaajëf sëñ bi nuyu nañ la. maa leen di fay. tur bi naka la. Marsek. Marsek. waaw Marsek ñu bàyyi la nga nuyu suñu mbokk internet yi. waaw ñu ngi leen nuyu di leen jaajëfal di rafetlu seen liggéey. Marsek tey ñëw
relation police su Sénégal bi ak population bi. yaa ngi laaj lu compliqué nag loo xam ne lu nakaree wax waaw mais nag ñoom dañoo war a xam ñoo leen fi teg quoi pour ñu comprendre yenn yi mais da ngay am problème dem fa ñu lay yuuxoo yaa ma gën a xam quoi bu ñu la ramassé du la may nga déglu ay sama gars dina dem nga faata sama gars du ñu la may nga déglu dañ lay dugal ci oto bi ma loolu masque yi nii rek gars yi dañ cee daj lu metti fii ci marché bi nii billaahi léegi ñëw ramasse la masque fekk say bagage au lieu que ñu négocier yow mais dañ lay yóbbu quoi sa bagage yi des fi kon nga yaakaar gi leen di tuuma baaraam tuuma gi leen di joxoñ ñoom ñoo ci nekk. ah gars yi daal ñu ngi leen tuubal moom wax dëgg yàlla bu yoo ñu xoolaat seen doxalin waaw mbirum police moom compliqué ah ni waxtu xóot. est-ce que tamit nga yaakaar ni population bi ñoom est-ce que ñoom xam nañ seen droit ba tax na yéen di dal seen kaw. waaw xam nañ seen droit quoi mais police ni ko yaa taxaw di ko wax say droit yow na parce que boo seetloo waa ji mujjee gën àdduna ci problème moom. voilà dinañu ay droit moom ci la am problème. ci loolu laa bëggoon a ñëw sax ko ci loolu laa bëggoon a ñëw est-ce que tamit loolu ban jàngat nga ci am ñii naan police ñoo ko torturé ba mu génn àdduna ñii naan ba sama jot yow loolu ban jàngat nga ci am. loolu wax dëgg yàlla xuma ci dara quoi kenn mënu la ko wax loolu ñu ko fekkee wax dëgg yàlla mais police Sénégal moom doo taxaw moom di ko wax ses droits naa ko lii ali non non. mës nañ laa ramasse. non non man wax dëgg yàlla mosuma ramasse. soo ci am ak problème kenn ci ñoom. mosuma am problème benn policier. soo commencé sax ñoom nuyoo. seekoo leen nuyoo. déedéet li tax doo leen nuyoo li tax seekoo leen nuyoo. te ñoom ñu yor suñu kaaraange. yii policier baax na. yow da nga day mel da nga ragal police de. non rek la ma pay sax nit boo jubalee leeral looy ragal ci police ku dëng mooy ragal police. kon li tax bu leen gisee di tiit ak yooyu noonu mais man. li tax nga bañ a xuus ci débat bi. ah non c'est que police Sénégal dafa compliqué doo ci xóot. voilà ba tey yéen ngi seen biir émission Bonjour Dakar ñoo ngi fii nag ci diwaanu centre commercial bu Serigne Bara Aminata Lo ci palais des étudiants maa ngi taxaw ak suñu benn siste dama koy daal di nuyu laaj ci ko tuuram noo def madame. maa ngi fi maa ngi si jàmm bi madame Diallo. madame Diallo tey dañu ñëwoon fii bëggoon waxtaan ak yéen ci relation bi police sénégalaise bi am ak population bi yow loolu noo ko gisee. Bon, relation vraiment compliquée parce que comme on le dit souvent, je pense que les responsabilités doivent être partagées parce que bu ñu waxee police ñoom ñoo war a ñu war a aar ñoom ñoo war a sàmm suñu kaaraange n'est-ce pas mais malheureusement gisuñu loolu léegi li ñu gis mooy lan mooy que ni amatoo sax fi génn ci mbedd bi yenn heures yi par exemple ñun ñi nga xam ne dañoo xëy fajar di liggéey amatuñu fit pour génn yenn heures yi guddi tamit bu ñu guddee da ngay gis ne même suñu téléphone yi wala suñu xaalis dañ koy jël doo ko suñu biir yére pourquoi parce que gisatuñ police fenn donc tey bu nekkee comme ni ñu koy waxee rek complémentarité la war a nekk donc ñun dañu war a fàggu mais ñoom tamit dañu ci war a jàppale mooy que tey bu nekkoon quartier boo dem gis sa benn centre parce que poste de police dañ koy wax sax mu tane mais da ngay gis ne benn poste de police pour bëri et je pense que ni loolu c'est pas normal donc booy xool dafa bëri ay firnde li xew Ouest Foire barki dem je pense que ni doy na firnde parce que dañuy gis ne léegi nit ñi dañu xeex ci mbedd yi dañuy gis ne agresseur dañu rey ay nit ci mbedd yi même fii suñu koñ fii HLM l'autre jour rek am na ko xam ne ci biir këram nañ ko fekk donc gaañ ko et tout donc je pense que ni bu police bi gënoon a présente dina baax bien vrai que ñu ngi liggéey mais nag comme ni ñu koy waxee rek waa liggéey bi dafa des liggéey bi des na waaw des na te ñu gën di police de proximité dafa war a am bu ñu waxee police de proximité mooy police boo xamante ni man tey su ma amee problème léegi mun naa daw gis police gis benn policier par exemple wax ko sama soxla mu ñëw jàppale ma mais loolu amatul malheureusement amatul donc waaw gënoon daal gën a jege askan bi daal dina baax. lu waral population bi jàpp police sénégalaise bi ennemi. donc man je dirais pas ennemi man bon waaw xam nga tey waaw mooy frustration rek c'est que peut-être la population ñi nga xam ne ñoo la war a aar da ngay gis ne tey bu nekkee da ngay def sax sa devoir citoyen nga gis ne ñoom dañuy ñëw par exemple di dal sa kaw comme bu ñu nekkee di def marche ñu ne étudiant lañ dañu participer ci marche yi les marches pacifiques sax dañ koy tere léegi donc c'est normal que tey ñun ñu jàpp police comme ñenn ñi jàpp police comme ennemi pourquoi parce que tey bu nekkee da ngay def li nga xam moom nga war a def kii ñëw ne la sa droit doo ko fi maanaam sa droit doo ko fi doxalee. population bi ñoom xam nañ seen droit. xam nga tey xam sa droit taxul nga doxal ko parce que je pense que ni dañu dem ñaani autorisation donc ñun suñu droit mooy def marche pacifique je pense que ni loolu mu ngi ci constitution bi n'est-ce pas mais bu ñu joxul droit boobu ñi nga xam ne joxuñu ko lan lay indi frustration mooy que ni tey dañ naan police au lieu mu nekk auprès de la population dafay nekk contre la population
est-ce yaa ngi gis donc frustration boobu mooy waral tey par exemple policier bu ñu taxee wax sax population bi duñu leen déglu parce que pour man ñoom dañu def seen devoir mais nañu sàmmaale ñun suñu droit waaw man sax loolu laa gis. est-ce que mos nga ci am problème ak ñoom. ak police non peut-être bi ma nekk étudiante je faisais des grèves et tout peut-être temps yooyu rek mais léegi moom wax dëgg yàlla non. ndax étudiants yi ñeme police bi. waaw parce que dañoo yàgg loolu c'est une très longue histoire loolu avant ñun la waaw loolu moom xam naa dañ koy laaj ay ñoom professeur Ablaye Wade wala ñoom Mamadou Dia ñooñu lañ koy laajte comme ni ñu koy waxee c'est une très longue histoire donc dañu jàppante suba ñu ànd da ngay gis ne tey dañuy ñëw par exemple di marche wala di grève ñoom ñu ñëw dal suñu kaw mais après bu ñu paree dañu àndaat parce que comme ni ñu koy waxee xamante nañ bu baax ñoom xam nañ ñu policiers yi xam nañ ñu bu baax waaw. ñu gis tout récemment am lu fi jot a xew. polémique bi bëri coow li bëri torop mooy Modou bu jógee Italie ñëw voilà benn policier daal di koy interpeller ci ay papier ñu yóbbu ko mu décédé foofu noonu ñenn ñi ne dañ ko torturer ñenn ñi ne ndogalu yàlla la loolu ba jàngat nga ci am. waaw mooy li may wax rek ndogal la da ciy fekk loxol borom rek dañuy comme ni nga koy dañ bàyyi Sénégal nañ bàyyi di wax ne ndogal yàlla parce que ndogal yàlla boo gis loxol borom mu ngi ci donc tey man je me dis que ni bu nekkoon dañ leen di jàngal xam nga enseignant dañu wax déontologie mais police tamit war nañ leen a jàngal loolu war nañ leen a jàngal déontologie xam nga ñoom nan lañ koy waxee ci seen langage mais war nañ leen ko jàngal maanaam ban comportement la ñu war a am vis-à-vis de ki nga xam dafa teggi yoon ban comportement la ñu war a am vis-à-vis ki nga xam dafa def délit wala ak nu mu mën ci doon policier ban comportement bu réconfortant le policier war a am un bon flic doo ko gis mu par exemple ñi nga xamante ni jaar nañ fi ñu war a jaar lay wax doon gis mu ñuy am comportement ñu am violence envers ñoom ak les civils au contraire dañuy gis ay policiers yu ba moo tax mu ne mën a dugal ñëpp si même sac bi dañuy gis ay policiers yoo xam ne ils sont très réconfortants da nga am sa problème ñu wax leen ko ñu taxawu la parce que loolu leen jàng mais ni ñu koy waxee rek foo dem da ngay gis ñu baax gis ñu bon donc c'est dans tous les corps de métier donc loolu noonu xew pour revenir à ce que vous dites tout de suite loolu noonu xew rafetluwuñu ko parce que tamit comme ni ñu koy waxee bakkan dafa fort donc ki nga xam ne moom moo def loolu peut-être moom bu nekkoon moom moo nekk place kooku wala doomam wala yaayam dina beneen comportement moo tax ma ne na xol yi yaatu très important nañu yaatal xol yi koo gis nga jàppee ko sa mag wala nga jàppee ko sa rak wala nga jàppee ko sa doom wala nga jàppee ko sa bopp donc boo defee loolu je pense que ni genre bavure yooyu dina fi ko am bien vrai que nag ça commence à wax dëgg yàlla commencé na bëri trop parce que la liste est très 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 longue am na ñu bëri ñoo xamante ni tey ci loxo police lañu génne àdduna ba ci pénitencier yi am na ba ci kii prisonnier autant pour moi am ñoo xam ne en prison dañ leen di interroger tout ñu jékki-jékki ñu ne génn nañ àdduna te doo xam yan circonstances lañ génne àdduna donc police dañ leen wax ne ñun on n'est pas leur ennemi la population n'est pas votre ennemi ñun ñoo bokk Sénégal bu baaxee ñun ñoo ko baaxal bu bonee ñun ñoo ko bonal kon na gën a am compréhension nañ gën a dal ci comportement yi ñuy am vis-à-vis des autres donc loolu c'est très important ñu bàyyi si xel. moom lu muy doon. boo sooy ñaaxaat policiers yi ñu gën a sàmm suñu kaaraange. waaw damay wax policier ak civil ak population bi parce que kenn mënul dem sans l'autre donc policiers yi mooy li may wax léegi li may waxaat nañ gën a am comportement réconfortant envers la population parce que population bi duñu seen noonu on n'est pas vos ennemis nekkuñu seen ennemi ñun. donc nañ gën a am comportement réconfortant envers ñun maanaam li nga xam ne loolu moo tax ñu leen di fay parce que ñun ñoo leen di fay loolu nañ ko motal tey bu nekkee par exemple gis nga ne diw soxla na la mais nekk fi pour moom ñun tamit ñu gën a dal parce que policiers yi comme ni ma ko waxee newuñ suñu noonu nañ ku nekk na jël li mu moom policier bi na jël li mu moom civil bi na jël li mu moom mais compréhension na am suñu diggante que moom ni ma ko waxee kenn mënu dem sans keneen ki ñun ñëpp ay mbokk lañ man am naa xaritu policier peut-être yow am nga rakku policier wala magu policier bi tamit am na rakku étudiant am na magu commerçant am na peut-être jabaru je sais pas moi jabaru kuy jaay caaf ci mbedd bi n'est-ce pas voilà donc nañ nekk benn comme ni ñu koy waxee seul on va vite ensemble on va très loin donc nañ ànd ñun ñëpp ñu mën a yegg fi ñu jëm incha allah. Macha Allah kàddu yi am na solo. merci voilà chers internet yu RDI rajo Dakar international lii nag lañ leen indiloon comme thème du jour seen biir émission bonjour Dakar yaakaar naa ni ñoo ko déggandoo kenn ku ci nekk rek joxe nga sa xalaat kenn ku ci nekk rek wax nga la métti waaye tamit kenn ku ci nekk rek mi ngi ñaan lii di police sénégalaise bi ñu gën a dawal compréhension incha allah ba suba ak beneen thème d'ici là prenez soin de vous et ciao ciao
Serigne Djibril Niang day spécialiste la en faiblesse sexuelle góor ñi nga xam ne maanaam dañoo tële boo jëfandikoo ay garabam day amul benn effet secondaire lu la gaañ ci dara dooley góor mooy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wér soo ko xasee ba jël dootoo soxlaati garab traitement définitif la gaynde gi nag mooy boo bëggee tàng maanaam yëg sa bopp te benn jafe-jafe ci wàllu wéeru yaram nag du la dugg yow ku góor ki saay boo ko bëggee mën nga koo def te doo ci am kon benn ngaañ-ngaañ ay meraw jeex na fi mer muy continuer jeex na fi kattanug sidit ak góor daal di taxaw góor mooy traitement bi dañ la koy fajal ba mu wér gaynde gi nag mooy boo bëggee tàng maanaam yëg sa bopp ba tey ku mënul am doom Serigne Djibril Niang mi lée mën na ci dara ci kattanu yàlla subhaanahu wa taala ba tax na képp koo xam ne nag bëgg nga cee am leneen lu leer wooteel ci 77 677 77 08 Serigne Djibril Niang ku jëm ca yàlla buur yow nga def de àndandoo doo dox di si booru doo jaay sa ngor de wóor daa